ami internetu Seneweb ba dal leen ak jàmm ci xibaaru bés bi lu ciy gën a fës bokk na ci mbirum beneen bébé bu ñu fekk mu ñàkk bakkanam ci biir ab teen ca village bu Sare Mawnde nekkee ca Vélingara gannaaw bébé Lassana moom nag bébé bi lee anaka ko def jëf ji ni mel dinañ leen ko xamal am kan ay atam toll si juróom-ñaar fukk ak juróom di ab charlatan dëkk ca département bu Médina Yoro Foulah yoon teg na ko loxo ngir mbirum attentat à la pudeur ci ab xale bu jigéen bu ay atam toll ci juróom-benn. Njira Kama di restauratrice taxaw na ca kanam àttekat moom moomee nag lu ko fa yóbbu du lenn lu dul daal jéem a dugal yamba ca biir prison ba naka la ñu ko jàppee ak la ca tukkee yëpp dinañ leen ko xamal ca na mu gën a yaatoo delloo si suñu ay doomu réew ya nekk ca Allemagne ak Espagne mujj ñu ko amal gannaaw ba ñu leen waroon indi ni ki démb ñu war a yegg si tey jile bu ñu sukkandikoo nag ci njiital Horizon Sans Frontières di Boubacar Seye la waral ak ñu daal di rek annulé li ni mel daal di na koy xamle. langue politique bi parti démocratique sénégalais di PDS daal dinay ñàkkati ab leader bu mag lool kookee tekki ndombal tànkam moo xamle xibaar bi ba noppi xamle ana lan moo tax mu jël boobu li décision. danañu wax ci mbirum koorub atub 2022 bi le bés yu des ngir ñu daal di koy kum ci rek bu ñu sukkandikoo ci Konokok gannaaw bañ ci àddoo si ab note bi nga xamante ne ni daal dinañ cay biral danañu xuus ci Diop Sy di député waaye itam maire Tivaouane daal dinay dikkat ca la mu def foofee ca Tivaouane waaye itam dikkaat ci lu ñeel ñetteelu mandat ak kile di njiiti réew mi Macky Sall la mu ca xamle yëpp dinañ leen ko xamal Diop Sy moomee àdduna tamit ci luy wuutale Ousmane Sonko ak kile di Adji Sarr doyen des juges jël na décision ngam nag si lu ñeel sàkkuteefu mais levé wu contrôle judiciaire maire Ziguinchor bi la di Ousmane Sonko ana yan tànk la ca taxawee lépp dinañ leen ko xamal ñu nekk di def lu ne ngir bañ parrainage bi ngir élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet yenn parti politique ku jegi récupéré nañu fiche yi ba noppi ca direction générale des élections ñu placé ko sous mandat de dépôt talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ngir violation ay conditions yu contrôle judiciaire am bi soxna Mamadou Diop ISEG bi woon di Aïssatou Seydi mujj nañu ko bàyyi ba ñu ko bàyyee nag la njëkki kàddu mi njëkk la mu ca xamle ñu fas yéene leen ko dégtal laata ñu si toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar képpe mbokk yi lii lee mooy tànk yi bu ngeen taaxiloo rek ne tuut gannaaw bàkk bi ñu àndaat ak yéen ci lu ñeel yaatal wi ay wax nuyu leen bu baax a baax yéen ñi safoo Seneweb TV di ci taataan seen ay xibaar yu weex te wër gannaaw bébé Lassana ca Kédougou beneen bébé la ñu fekk mu ñàkk bakkanam ci biir benn teen ca village bu Sare Mawnde nekkee ca diwaanu Vélingara mu am fukki weer ak juróom benn xale bu góor boobee guddib di beer jàpp altine ba la ñu génn la réeroon te si benn néeg ba la doon nelawek yaayam ak cousinam ca journée ba la ñu gis néewam ca biir teen bu soriwul dara kër ga naka noonu gendarmerie ubbi ca enquête yaayu xale ba ak jërbaatam bu jigéen ba dañu leen placé en garde à vue ba ñu koy teewlu yaayu bébé ba di Kadja daa njëkk waat ni xamul lu xew laata muy def virage 180 degré daal di waxati ne daal bébéem boobee daf ko bootoon na mu ko takkee woon baaxul tax mu daanu ca biir teen wa ba muy root ndox kàddoom yooyee nag convaincre la enquêteur yi nga xamante ne nii souligné nañu ne yaayu xale bi ak borom këram ga ne wuñ woon di luy firndeel ne moom ak jarbaatam bi ñoo doon nelaw ca benn néeg. Ami Faye juróomi atu ba réclusion criminelle la ñu gàcc ci ndoddam moom nag daa wasin dal di jël liir ba daal dugal ko ca ab foos gannaaw ba mu ko fàttee ci ay yoxoom bu ñu sukkandikoo ci observateur bu biral bi li xibaar mu nag ko waa koñ ba rek di nara xoolee foofee ca daaru ndangaan la dal di rek nekkoon di daw gannaaw ba ku ko ëmbal nanguwulee rek doom ja tax mu def jëf ji ni mel ngoonu ñaar fukki fan ci weeru janvier ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2019 la def boobu lee jëyee police teg ko loxo daal di koy yóbbu ca kaso ga ngir infanticide bu waraloon procès bi démb ca chambre criminelle bu tribunal bu grande instance bu Kaolack. AM Kane ay atam toll si juróom-ñaar fukk ak juróom di ab charlatan dëkk ca département bu Médina Yoro Foulah daan nañu ko ni ki démb ci àllarba gi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars atub 2022 ñaari atub kaso lëmb tribunal bu grande instance bu Kolda nag moo ko daan bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil moom moomee attentat à la pudeur la ñu koy toppee ci ab xale bu jigéen bu ay atam toll ci juróom-benn ba mu taxawee tribunal charlatan bi nangu na la ñu koy toppee waaye nee na seytaane daal moo ko ci puus way la moo ko def loolu ni mel anaka noonu la parquet gisee ni pas bi danger la ci société bi tax mu daan ko juróomi atub kaso lëmb défense bi sax daal dinay jéggalu partie civile
bi ne daal na tribunal xoolandi ci at ya nga xamante ne ni client wam bi moom la am. ma jundu leen ko ci bopp xibaar yi. Njira Kama di restauratrice taxaw na démb ca kanama tekat mu am ay quartier ma ci lu wër prison bu Rebeuss depuis lu mot fukki at déggoo ba mu déggoo nag personnel pénitentiaire ba tax sa ñu mujjee mel ni ay mbokk moo ko jox benn assurance bi lee ndaw soosee nag dañu ko tuumal ni dafa nëbb ab corne yamba ca plat wu haricot ba mu doon yóbbul benn détenu. Procureur juróom benn weeri kaso lëmb la ko daan. Défense bi nag day sàkku ngir ñu bàyyi ko. Délibéré bi fanweeri fan ci weeru mars bi la ñu nekk lañu ko jàpp. delloo si suñu ay doomu réew ya nekk ca Allemagne ak Espagne file ci Sénégal mujj ñu ko amal bu ñu sukkandikoo ci njiital Horizon Sans Frontières di Boubacar Seye vol bi dañu ko mujjee annulé. ci fàttali dañu xamle woon ni dañuy waaj a génnee suñu ay doomu réew foofee daal di leen di delloo si bu ñu sukkandikoo si suñu ay contacts yu alerté Horizon Sans Frontières suñu doomu réew yooyee ñoo ngi toll si ñaar fukk yu nekk ci situation bu irrégulière bokk ci fukk ca Allemagne ñeneen ñi Espagne naka noonu la ñu jëlee woon ab vol bu waroon a quitté Allemagne ni ki démb ci àllarba gi ci guddi ak ab escale bu ñu prévoir Espagne laata muy atterrir tey si alxames gi 24 mars ci ay booru 6 heures du matin. ba tey ngeen di teewlu xibaaru bés bi file ci Seneweb ñu àddu jëmale ci leneen koorub ren gi di atub 2022 bi ñu nekk fukki fan moo ca des ngir ñu daal di rek koor gi bu ñu sukkandikoo ci Konakok ci ab note bu ñu jot démb ci àllarba gi yemoo woon ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars. Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire ñu naan ko Konakok ci gàttal xamal na communauté musulmane bi ne fukki fan moo des ci koor gi bu ñu sukkandikoo ba tey ci document bu coordonnateur bi imam El Hadji Oumar Diène signé weer wi dinañu ko séntu samedi ñaari fan ci weeru avril ci ngoon. ma xuus ci langue politique gi parti démocratique sénégalais di PDS daal dinay ñàkkati ab leader bu mag loola Serigne Assane Mbacké membre du comité wu directeur parti bi daal dinay rek tekki ndombal tànkam daal di wan gannaaw rek parti googee gannaaw ba ñu àndee lu mot ñaar fukki at ak ñaar moom ci boppam mu tekki ndombal tànkam moo ko xamle moom Serigne Assane Mbacké jaarale ko ci ab courrier bu mu jagleel démb ci àllarba gi Maître Abdoulaye Wade lu waral nag mu génn ci wàllum politique bi nee na ay raisons personnelles moo ko waral waaye itam ngir am temps wu soobu ci objectif am yu bees yi mu xaatim ko moom chef religieux politicien bi. Diop Sy di député waaye itam maire bu Tivaouane da dinay dikkaat ca la mu def foofee ca diwaanu Tivaouane gannaaw ba mu ne daa am ñu mënee def di wax am ña nga xamante ne nii mëneewuñu ko waaye moom lu mu def ca Tivaouane bëri na lu njëkk mooy rek ba mu fa demee social la njëkkee di toppatoo nit ñi bu Tivaouane mosoon inondé du xaarandi état mooy jël alalu boppam jël ay camion vidé ko du xaar kenn bu dëkk yi amulee yoon mooy defar yoon yi si rek alalam ngir nit yi ñëw gàmm si normalement defar na it ay tali ak yeneen mu xam le ko te li ni mel nee na da koo def ngir bëgg dëkk bi bëgg tamit mu daal di jëm kanam gannaaw loolu la ne Macky Sall daa war a xeex ngir nag gagné législative yi lee laata muy naan lu ñeel ñetteelu mandat loi bi lu mu wax ñëpp dégg nañu ko bu ko neexee rek mu def 3e mandat te amul benn loi bu rétroactive te bu yeboo nit yi dem fu ne wa ila fu leen neex waaye loolee du dëñ. Diop Sy àdduna ba tey si luy wutale ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko ak Adji Sarr la mu ca xamle moo di justice yi kenn mënu leen a gérer te ku yaakaar ne mën nga leen a gérer da ngay nax sa bopp te moom Diop Sy dossier bu nekk ci justice en général du ca àddu ba loolu weesoo la ne mbirum Sonko bi lee yëkkati woon na fi coow dëgg la waaye nag mënu ko fi yëkkatiwaat rax si dolli ñaanul yàlla ñu tëj Ousmane Sonko ndeem waaye nag moom moo ne dafa bëgg mbir mi leer ñu àtte ko ba tax na kon nañu ko topp moom lu mu bëgg def bëgg-bëggam te justice bu la woowee nga dal di dem wuyu ji ko doon ledd lu de respecter institution bi. Doyen des juges topp na réquisitoire parquet bi bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu bàyyee ko Libération moom moomee dafa rejeté sàkkute fu may levé wu contrôle judiciaire u maire Ziguinchor bi ba mu àddu bu yàggul dara ci mbirum contrôle judiciaire boobee njiital Pastef bi xamle na ni depuis ñaari weer demul signé ji te dootu ko def ba loolu weesoo la ne def na ko fukki weer waaye mënula jox cër institution bu ko joxul cër ñu inculpé ko sous régime rek weeru mars atum 2021 Ousmane Sonko mi ngi nekk sous contrôle judiciaire
judiciaire depuis lu mot atub yàlla. ñu nekk di def lu ne ngir bañ parrainage bi ngir élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet yenn parti politique kujje gi récupéré nañu fiche yi ba noppi ca direction générale des élections bu ñu sukkandikoo ci observateur bu biral xibaar bi lu mot fanweeri parti coalition parti ak entité indépendant dem nañu ca boobule direction ministère de l'intérieur ca parti yooyee wala coalition journal bi lim na Yewwi Askan Wi Wàllu Sénégal Pastef PDS Gëm Sa Bopp Bokk Gis-Gis République des Valeurs Adama Faye rakku ba première dame Marième Faye Sall ak ñeneen ñu doon ñaxtu ngir lu ñu àndul ci parrainage bi Guy Marius Sagna ak ay ñoñam ya ñu ca tegoon loxo ca wetu ministère de l'intérieur mujj ñoo fanaan ba ca diwaanu police gannaaw ba ñu leen libéré waaye bu ñu sukkandikoo ci kenn ca ñoom libération boobee ci anam gu dispersé la ñu ko amalee ka ko xamle di Papa Abdoulaye Touré xamle na ni daal ñenn ñi police mi nga leen rek wàccee ci yoonu Kër Massar ga ñeneen ña Guédiawaye wala sax Corniche ba ñaxtu boobee nag mi ngi porté woon signature Africa First coalition citoyenne le peuple frappe LCS nitu dëgg valeur Sénégal notre priorité ak Y'en a marre dëggal nañu ne nag lépp fukki arrestation daal dina cay tukkee ndax ña doon ñaxtu bëgguñu woon a jël itinéraire bu préfet bu Dakar bi daal di tànn Dambo ca Aliou Gérard Koïta Daouda Gueye Baye Niass Didier Malick ak Abdou Karim Gueye bokkoon nañu ca ñu tegoon loxo. ñu placé ko sous mandat de dépôt talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ngir violation ay conditions yu contrôle judiciaire am soxna Mamadou Diop ISEG bi woon di rek Aïssatou Seydi ba ñu ko jàppee ba ca ëllëg sa la ñu ko bàyyi Aïssatou Seydi dafa amoon autorisation ancien magistrat instructeur bi bu 8e cabinet bu doon gérer dossier bi di lu ku ko wuutu doon ignoré mu ñibbi këram ancienne directrice su ISEG bi def na ab publication ngir joxe ay nouvelle am la mu xam ne moo di libre na sant na yàlla gis na bataaxal yi ñaan yi ak rek soutien gi naka noonee la ne soutenir nañu ko ci ay épreuve yu bokk ci dundam ba tax na mi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te wóolu na yoonu réewam mu xamle ko laata muy naan mi ngi jaajëfal bu baax yaayam bu am juróom-ñett fukki at ak ñett te jógul ci di ko ñaanal bés bu yàlla sàkk di ko feddalil mbéggeelam ba noppi nag ba tax na mi ngi ko cay ñaanal gudd fan ci fàttali Aïssatou Seydi maison d'arrêt des femmes bu Liberté 6 la ñu ko yóbbu woon. Madou ci mbirum Miss Sénégal bi présidente comité d'organisation Miss Sénégal di Aminata Badiane mi ngi woon démb ci àllarba gi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ca brigade des mœurs teewlu nañu ko nag lu mot juróomi waxtu ci lu ñeel mbirum plaintam bi jëmale ci administratrice su rek femme chic di Mamiko acteur bi di Kader Gadji ak X Aminata Badiane mu àndoon ak avocat wam maître Babacar Niang lu mu leen di tuumal mooy mise en danger de la personne d'autrui menace de mort diffamation ak injure publique diffusion de fausses nouvelles ak association de malfaiteurs li ni mel nag mi ngi juddu gannaaw mbirum présumé viol bu ëmb juddu ci rek Miss Sénégal 2020 bi di Ndeye Fatima Dione en tant que organisatrice Miss Sénégal Amina lynché nañu ko ci réseaux sociaux yi mu jotit ay menaces ci rek jëmmam Mamiko Kader Gadji ak X nag la ne ñooy responsable bi la situation ba tax na ñoom ñooñee mu duut baaraamu tuuma brigade des mœurs dina leen teewlu bu yàggul dara. noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram équipe nationale bu Sénégal yegg na keer ca diwaanu Égypte démb ci àllarba gi ci ngoon bandu ba Sadio Mané baa ngi jógee ko Maroc ca ay booru 14h ci vol spécialu Air Sénégal ngir lu ñeel double confrontation bi contre pharaon yi vice champion d'Afrique match bu njëkku ba aller wu barrage yu coupe du monde Qatar 2022 bi ñoo ngi ko jàpp ak juma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars manche retour bi ñoo ngi ko programmé talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ci stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio file ci Sénégal. ba tey si lu ñeel wàllum football gannaaw ba Ahmed Hassan xam leen ni Sénégal doonul ñañu mënul a ndërmeel ndax amuñu Mbappé amuñu Messi El Hadji Ousseynou Diouf daal dina koy tontu moom ancien international égyptien bi la mu ko xamal nag moo di Ahmed Hassan frère am boobee wax na
dëgg laata mi naan waaye am nañu un super Mané ba nga xamante ne nii amul lenn la muy ñee ci kile di Mbappé ak Messi te dañu fier ci moom mi ngi def jamono jile ay mbir yu rëy lool ba loolu weesoo la yokk ci ay kàddoom moom El Hadji Ousseynou Diouf ne tey équipe Sadio Mané bi moo nekk ba tey en course ci Champions League bi kontaan nañu lool ak am ko ci suñu équipe bi anam nag bu mucc ayib ngir rek lancer double confrontation bi la ci diggante Sénégal ak Égypte ci barrage yi ngir coupe du monde 2022 bi mu nga ko xibaar yi fi lañ koy buuree jaajëfal leen ci ànd bi safoo beeg kóolute gi di leen dig daje ba lëg ak jàmm ak yeneen i xibaar balaa booba way leen di ànd ak ay programme Seneweb